xam nag li xew fii ci Sénégal ak ci bitim réew bu leen ko wutee daje bi fii la ci Dakar Direct seen matinal ci iRadio rajo bi nga xamante ne moom la ñuy déglu fii ak feneen. jërëjëf Mohamed Kandji ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam dañu naan ak aju mooy jàmm ak salaam dem mbégte dalal fii suñu studio Youssou Diallo kenn du ko présenté Sénégalais yi mooy président club Sénégal émergent boo gisee nag ñu woo ko fii di waxtaan ak moom dañoo gis benn bind bi nga xamante bind na ko démb ci page Facebook am di araftu maanaam politiciens yi ñu nekk ci pouvoir bi ak nekk opposition bi dinaan la ñu jiital intérêt Sénégal ci lépp lu ñuy wër mais tokk bi bëri na wax ci bëri na. gis ngeen keroog mi nga xamante ne waa Yewwi Sénégal def nañu seen i meeting ba pare boole ci tamit benn bokk yaakaar tontu gis nañu président encore lu mu tontu fale ca France Youssou Diallo coow li bëri na réew mi dafa mel ni tension bi ñu ngi koy gën a yëgal plus élection yi da gën a ñëw tension bi gën a yokku lan la ñuy war a mun a jël ko matuwaay pour moytu réew mi politiciens yi jël ko en otage dogg ko bi nga xamante ne ak guuta lay doon. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi nuyu mbooleem téléspectateur ak auditeur yu groupe E-Media. voilà di am kontaan ñëw fi lool di wuy si suma xarit suma rak Alassane Samba Diop. jërëjëf di ko féliciter aussi ci émission bi. jërëjëf parce que ñun ñëpp dañ koy suivre. ci lu bari. jërëjëf gannaaw ba loolu wéyee nag maa ngi am kontaan aussi ci. ñëw ci wax ci affaire bi parce que fi mu nekk defe naa ni ñu ci bare soit ñu féete ci surtout ñu féete ci nguur gi waxtu yi bu jotee ñu ci bare dañuy def li xale yi di wax waaf maanaam dañuy waaf parce que xëy na dafa am ay risques ci wax ci yenn questions yi waaye nag boo dee nit koo xam ni da nga giital intérêt askan wi intérêt réew mi et surtout jiite lu mel na club Sénégal émergent nga xam ni et Sénégal moo ko tax jóg et pour mu mën a dem suqaliku et politique nag dafa ne li nga xam ni mooy tax askan wi di mën a tànn ñi nga xam ni ñoo koy jiite ci bépp kuréel muy présidence de la République muy assemblée nationale et ak yu mel noonu kon nag bu ñu tolloo fii Sénégal di réew mu mag ci wàllu démocratie waaye tey jii ay la yëwan képp kuy sénégalais wala ngay xaritu sénégalais sax Sénégal fi mu nekk tiit nga et tiitaange boobu nag li ko waral mooy climat bi am ak ni suñu démocratie évolué dafa mel ni daal de plus en plus du démocratie boo xam ne léegi ay xalaat la ñuy weccoo ay programme la ñuy jongante et di wax ci réew mi di joxe ay solution pour leeral askan yu mën a tànn waaye dafa mel na depuis daal ay at a ngi nii démocratie xët-xët la maanaam moo ko doon wax ci tubaab dafay nekk une démocratie de confrontation. defe naa ni club Sénégal émergent génne woon na benn déclaration bu am solo ci loolu mu ni nan la ñuy def ba réew mi jóge ci li ñuy wax démocratie de confrontation dem ci vers démocratie apaisée parce que démocratie li ko mandargaal mooy ay nit ñu bokk réew mi bokk intérêt ci réew mi waaye yoo xam ne seen xalaat ak seen gis-gis ci réew mi bokkul ñooñu nag buñ dul waxante buñ dul toog buñ dul d'accord ci sax sart yi nga xam ne moo leen war àtte bu loolu waree am xam nga ni problème am na mel na nag loolu dafay bés bu nekk dafa mel na luy gën a yokk ci réew mi et parti yi léegi dama koy wax sama benn xarit ma ne ko dafa mel na léegi li ñu am ay parti syndicat la parce que bu njëkk revendiquer et syndicat moo koy def parti politique li muy wut nguur lay wut te bu koy wut daf koy wut ci ay carte te carte nag ñi ëpp ci nit ñi ñoom ñoo la koy jox mel na loolu dafa dakk te Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dafa yaakaaru daal ci àddina si mais rawatina ci Afrique et particulièrement sous région bi ñu nekk tey jii li ñu wër yëpp ay régime yoo xam ni ay soldats ñoo ko jiite et rax ci dolli nag jafe-jafe àddina muy inflation bi nga xam ne am na tey jii ni njëg yi yokkoo ak jafe-jafe yi ci réew mi et ak
menaces yi nekk ci sous-région bi mbirum sécurité bi nga xam ne tey jii ñëpp wax nañ ci et ak yeneen mbir yoo xam ni problème mu xëyu ndaw yi ak yooyu nekk na mooy li ma wax ni le Sénégal dafa nekk li ñuy wax léegi un pays socialement et politiquement inflammable maanaam mel na ni daal boo xosee allumette et balaa nga koy jege sax boo def ndànk mu tàkk maar day taal yéen nañ ci yàlla musal. lan moo waral ñu ñëw ba ci loolu ñu xamee woon Sénégal dëkk mu xamante dëkk mu consensus dëkk bu dialogue d'ailleurs ñu ngi génn ci ay dialogue politique toog nañu pendant ñaari at di def dialogue après dafa mel ni dialogue bi amul njëriñ kon. waaw moom kañ doy na waar parce que dialogue bi li ñu fa waroon waxtaan mooy le système électoral ak système partisan te lii ñuy wax yëpp mbirum parti politique la ak nañuy def ba taxawal ay sart yoo xam ni ci wàllu élection ci wàllu parti politique ñëpp daañu ci d'accord waaye daal di léeg-léeg waxtaan yooyu bu ñu ko wootee ñii danañ dem ñii ni ñoom dañuy boycotter walla bu ñu fa demee xëy na yeneen xalaatin lañ fay yóbbu ba nga xam ni illa li leen fa yóbbu et duñ ci waxtaan léeg-léeg ba am ci xam-xam ba juboo ci parce que gis nañ ni ci wàllu yëpp muy pouvoir muy opposition ay njuumte yoo xam ni à la limite yu boo ko doon wax ci tubaab day nekk yu primaire ñoom ñoo am ci defarinu liste yi kon nag mu mel na ni sax ñi nga xam ni ñooy wootewu tey jii pour jiite sénégalais yi dafa mel na ñoom ci seen bopp est-ce que sax askan wi jiituwu leen waaw parce que parti politique bu njëkk bu ñu daan wax élection surtout législative wala élection locale dafa daan am li ñu daan wax congrès d'investiture maanaam ñu woo parti bi yëpp ñu daje et ñu présenter programme yi mais aussi présenter liste yi ñu xam béréb bu nekk kan moo fay nekk liste nationale ñan ñoo fay nekk et wax aussi programme bi nga xam ni moom la ñuy proposer ci élection yi def ko ci ay prospectus tasaare ko ci réew mi di ko waxtaanee presse bi di leen woo ñu ñëw di débat ci ay programme waaye dafa mel na léegi réew mi loolu yëpp daanaka amatu fi parti liste électorale yi ñi koy def daanaka dafa mel na dañuy laqatu ñi ëpp doole bu dee coalition parti yi ëpp doole ñooy daje et surtout seen leaders yi et defar liste bi bu ñu ko defaree presque dafay mel na lu secret et bu ñu ko déposé ba ay fan ci lay génn moo waral et njuumte yi di am ak yeneen mel na ni aussi daanaka daal réew mi dafa am feebar ci parti politique yi est-ce que d'ailleurs yi ñu am léegi dëgg-dëgg ay parti politique lañu wax jooju déjà def naa question bu rëy mel na ni nag parti ak coalition politique tey la gën a yokku et ni ma ko waxee fenn dafa mel na daal réew mi léegi ci wàllu politique quantité moo bare waaye qualité dafa néew. mais opposition bi souvent dañuy reprocher nguur gi dafay bu ñu d'accord ci benn mbir da koy salfaañe di ko defee selon ses propres intérêts fàtte consensus bi amoon waxtaan amatul ci lu bëri. waaw kooku ñàkk waxtaan bi moom defe naa ni ci surtout ci wàllu opposition la parce que da ngay xam ni léeg-léeg bu la woowee ci waxtaan ci defar sart yu bees ci réew mi et amuloo droit di ñàkk teew parce que nee nañu boo ñàkkee teew rek ñu reer sa ginnaaw wala ñu añ sa ginnaaw kon nag démocratie bi nga xam ni ay carte moo ko lal teewaay daf ci am solo. mais ñu bëri nee nañ teew nañu teewaat waaye bu teew bi caution rek lay doon bu ñu génnee ci lu ñu teew konta d'accord ci yoon nguur bu gën def leneen. waaw maanaam moo tax bëggatuñu teew. maanaam loolu sax d'ailleurs li ma ci wax mooy gis nga bi élection territoriale yi jubee ñëpp foogoon nañ ni opposition bi du participer parce que loolu la waxoon du bokk mais ba ñu demee ba ca biir gis nañu mel na ni dañu jëkkante dem déposer ay liste fekk na et jafe-jafe ak safaan yi nga xam ne xëy na nemmeeku nañ ko tey jii ci code électoral bi nemmeeku nañ ko ci loi sur le parrainage mais ñi ngi fi woon déggoo ci kenn koo xam ni génn na def un mémorandum
ni kat yii mooy ay poñ yoo xam ni suñ ko saafarawul wala ñu seet nuñ ko gérer mën na indi jafe-jafe ci élection yi ñu jëm mais dañuy bàyyi ba jaan romb ni ko wolof di waxee ñu topp ci watat bi en fait di dóor donc muy wun ni liggéeyu xalaat liggéeyu saytu parti yi dafa daan am ay monsieur élection ñoo xam ni ay spécialiste la ñu depuis ay at ci mbiru élection rek la ñuy yëngu xam nañ ko ci biir xam nañ ko ci biti dañuy jàng texte yi loo leen ci laaj ñu mën la ko wax mais léegi ban parti politique raar na nga dem ci ay parti politique yoo xam ne da nga fay gis ñoo xam ni xam nañu loi yi nga xam ne ak règlement yi nga xam ni ñoom ñoo tënk mbirum élection ñoom ñoo tënk mbirum parti politique donc mu waral ay njuumte yoo xam ni doy na waar d'ailleurs defoon naa sax benn premier poste bi na mu tuddati conseil constitutionnel laata jël décision mi doon wax ni maa ngi ko tudde woon le niveau zéro de la démocratie parce que li ñu gisoon ci avant élection yi xeetu njuumte yi xeetu waaw diw moo yore woon cachet yi moo yore woon nangam moo déposé liste bi kii déposé wu ko kii dafa saboté kii saboté wul nangam ak nangam et parité bi nangam nit la ñu waroon déposé ëpp na ko wala yées na ko liste sangam dañ ko war invalider waroon ko alors que système parrainage lii illaam maanaam muy motifam mooy fexe ba ni parti politique yi bare. mais est-ce que esprit démocratie du ñëpp participer même bu fekkee ne am nay loi yi am na mais ñu xool ñëpp a participer bàyyi Sénégalais yi puisque ñoom ñooy tànn ci ñooñu dem ci jongante Sénégalais yi tànnal seen bopp ñu leen xamal ñoo leen doy. gis nga Alassane loolu. garde esprit boobu. gis nga loolu ñu bañ a def aussi ay loi yi xamante ay élimination lay doon daal. waaw gis nga nag loolu nga wax moom mooy mbir mi d'ailleurs tey jii li ñu mën a gën a ñaxtu ci mbirum parrainage bi mooy dafa mel na tey jii administration moo taxaw fale et mu mel na parti politique yi dañuy def examen et mu naan kii am na 0 kii am na 3 kii am na moyenne kii xëy na am na note bu excellente alors que maa ngi fàttaliku même 2014 bi ñuy def élection locale yi da nga daan ñëw déposer sa liste léeg-léeg même liste bi du complète léeg-léeg liste bi am na ay erreur ñu ni la am nga ñetti fan pour mën a am rectification yi te booba administration bi mooy saytu say liste bu ci gisee ay jafe-jafe mu woo la ñëw ni la rectification yi kat war nga ko def fii ak nangami fan soo ko defee jàmm ni ñooyu bon nag kon comme ni nga wax parrainage système bi dafa waroon doon participation bi mooy la règle non participation mooy exception bi maanaam képp koo xam ni seet nañu saytu ba gis ni am nga nombre parrainage bi nga xam ni moom lañ doon laaj et kooku nga mën a jàll bu fekkee am na ay erreur maanaam da nga jël jigéen ak góor nga au lieu nga def parité mais nga tegle ñaari góor wala nga tegle ñaari jigéen wala yeneen xeetu njuumte yu mel noonu te fekk na am nga parrainage bi et puis nombre nit ñi nombre góor ak nombre jigéen yi ci nekk ak yooyu mën nañ ko changer kooku et ñu bàyyi la nga def ko mais et puis administration bi rôle am facilité la waroon normalement doon warul woon doon mel na kuy àtte ak kuy gàllankoor mais loolu aussi parti politique texte yooyu ñi ngi fi woon lan moo tax parti politique yi particulièrement opposition bi boobu ba léegi et génnewuñu yu mel noonu taxaw def ci ay conférence de presse def ci ay mémorandum sensibiliser nit ñi def ci ay colloque def ci ay séminaire def ci yu kenn xamul ba réew mi retet ko ba réew mi yëpp xam ni kat fii ñu jëm ci loi yi am na ay jafe-jafe mais bu ñu demee ba lu mel jafe-jafe yu mel noonu am ñu taxaw parce que ku ci nekk finalement sa problème mooy fan laay nekk ci liste nationale bi est-ce que nekk naa ci position boo xam ne mën nañ ma fal wala mënuñu ma fal coalition d'ailleurs même ci dëkk yu mag yi coalition dana am pour dem élection mais bu ñu génnee élection yi daanaka presque coalition yooyu et daanaka dafay dakk léegi coalition yi fu muy amee mi ngi amee peut-être pour constituer gouvernement parce que léegi démocratie dem na ba nga xam ni gis même parti boo xam ni moom kese wala coalition am na une majorité absolue daanaka léegi dafa raar ci démocratie ba nga xam ni ay gouvernement coalition yoo xam ni dañuy balaa ñuy coaliser wu d'ailleurs gis nga ci dëkk yu mag yi
dañuy daje waxtaan ci ay programme li leen wuute ak nañuy def ba taxawal programme boo xam ni dinañ ci mën a ànd pour yore réew mi mais Sénégal dafa mel na jëmuñu foofu waaw loolu moo tax ñu xam tension bi am ci réew mi wax ju ñaaw ji ñu koy sippalante ba tey sax député bi nga xamante ne Bara Dolly convoqué nañ ko fale fi xamante ne moom mooy ci police pour déglu ko gis nañu aussi beneen waay bi nekk APR waxee pro bu xam ne contre Ousmane Sonko xamante ne ñëpp ñaawlu nañ ko Sénégal dañuy am impression que Sénégal dafa am ñaari justice boo nekkee ci nguur gi nga def dara ñu làq la boo nekkee ci guddi nga def dara ñu dóor la. waaw loolu de doy na waar parce que ñaar yëpp déglu naa leen te defe naa ni xëy na li ci kanam rawali bët nañu déglu procureur xëy na li mu war def incha allah dana ko àggale parce que autant ku mel ne président de la république di institution nga jël yenn wax yi yu ñaaw ci surtout nekk koo xam ni député nga di ko yëkkati ci kawam ñaaw na waaye aussi di woote nii kat nañu faat bakkanu diw kooku aussi def naa am na gravité. est-ce que justement propos yooyu ñuy bàyyi muy circuler duñu araftu muy law ba dugal benn système de violence ci xelu xale yi ba tey xëy na dañu tiit parce que xale yi léegi dañu miis maanaam violence verbale boobu. waaw waxuma la sax violence verbale mais violence physique. parce que waaw verbal mooy indi physique. voilà léegi nag d'ailleurs li tax sama classe gi léegi xaw a jaaxle mooy xeetu ndaw yi am léegi dund ak dee daanaka la ñu yemale ba nga xam ni li ñuy wax espèce su désarroi moom laa tuddee désarroi xaw ma nu ma koy waxee ci wolof. jaaxle bu rëy. ëpp na sax jaaxle. waaw ëpp na sax jaaxle parce que dafay dem ba mel na lu dugg ci sa sago. da ngay mel na sax ku amatul sago ku nekkatul nit njaay. mais xale yi bu nekk ci désarroi. waaw est-ce que du échec nguur gi mu war a yore xale yi ci liggéey bi parce que xale bu nekkee ab réew am âge war a liggéey war a am dara war a jur pour njabootam gisul deful dara amul formation amul dara mu ngi taxawal ci mbedd mi amul espoir ku ko neex mun na ko fëkk. waaw c'est-à-dire que loolu moom xëy na àddina sépp la amul benn réew tey ji ci àddina si boo fi dem bu nga xam ne problème jeunesse am na parce que Sénégal li ko tax mu particulier mooy day réew moo xam ni xam nga bi ñuy dem indépendance daanaka Sénégal 3 millions nit la woon tey ji presque jege nañu 18 millions mu mel na population Sénégal fukki at yu nekk dafay doubler. et xam nga noonu population bi di croître yokkoo koom-koom beeg économie beeg emploi bi yokkoowul noonu xam nga bés bu nekk demande bi dafay gën jafe rax ci dolli nag ñu jóge ci Covid jóge ci nekk situation inflation mondiale boo xam ni kenn xamul fu mu jëm. waaw mais boo voyagé. voilà donc loolu. yow boo voyagé biir Sénégal xam nga ne suuf si bëri na ci Sénégal ndox bi bëri na naaj bi bëri na mooy bu ñu exploité woon loolu daf ko en production xale yi duñ taxawal ci mbedd mi. waaw mooy daal di mën am liggéey. d'ailleurs Sénégal am na yenn gàncax yu bëri ci réew mi am na ressource bu fekkee ressources yi kenn exploité wu ko kenn liggéeyu ko kenn mettre ko en valeur kon xale dañu yokk mais duñu am liggéey. loolu responsabilité ñu yore réew mi ñoo war a mettre en œuvre loolu pour xale yi am fu ñu jàpp. soo gisee ñun ñi ñu sos li ñuy wax club Sénégal émergent en fait loolu la c'est-à-dire que dañu gis ni ay la yëwoon wax ji mooy réew mi nu muy def ba yokkute boo xam ne ci bépp fànn koom-koom ak yu mel noonu et ba nga xam ni ndóol ak ñàkk dana gën a wàññeeku ci réew mi et dana yokkute boobu dana laaw ñi gën a néew doole. ci réew mi d'accord nga ak man réew mi am na gàncax yi ko mën a dundal. ko kañ wax. d'accord nga ak man que réew mi am na gàncax xamante ne jarul président di dem ba Russie di laaj ay blé. waaw maanaam gis nga loolu. li muy firndeel mooy. maanaam yàlla xam na ni sax. kenn liggéey réew déedéet yàlla xam na ni sax ñi ngi liggéey. waaye nag xëy na na mu waroon bare. mais na mu waroon yaatoo parce que tey jii boo demee ci mbay mi nga dem ci sàmm gi nga dem ci napp gi am na yokkute yoo xam ni bi fi président Macky Sall nekkee léegi mosu ko yokku. mais buñ fa duggaloon kon nag ay jéego yu mag mi et ensuite wàllu formation professionnelle technique et formation professionnelle
wàllu université yi ak école bi ñu fexe gën a favoriser les filières scientifiques et techniques xam nga yooyu yëpp ay xeetu jéego la. et effectivement maanaam wax naa la réew mi dafa am lu ko lal ci wàllu population wax naa dafa am lu ko lal parce que man maa bés bi ma gëmee ni Sénégal mën na émerger defe naa 1992 la woon mooy bi ma demee am xeetu njàng bu ma doon defi. ñaata Israël. boobu ñaata la ba léegi. 92. ba léegi maanaam dama lay jox firnde après maa ngi ñëw ci loolu. ma dem Israël doon fa def stage dans le domaine agricole. parce que ñoom xam nga ni ñu développé wu. gis désert bi ñu def. voilà ma gis réew moo xam ni 26000 kilomètres carrés la maanaam réew moomu région de Thiès moo ko ëpp. amul suuf comme ñun suuf si ñu am nii nga xam ni. c'est du terre meuble la. waaw ay xeer moo fa nekk. barewul ndox li ñuy wax Jourdain du fleuve sax rivière la. mais ma gis dëkk boobu nekk première puissance agricole du Moyen-Orient ma gis ay baykat amee ay ordinateur nekk ci seen tool di jaay ak di jënd à partir de seen tool ak seen ordinateur lii ma lay wax 92 la. ci laa gëmee ni ma ne waaw mais ñun mat nañu au moins xëy na juróomi yoon ba juróom-ñaari yoon. ci territoire Israël. ñoo ko ëpp ndox. ñoo ko ëpp suuf te aussi sénégalais ni israélien mel xerañ am xel am xam-xam macha allah Sénégal mel na ko donc nag bu ñu góorgóorloo en fait dinañ ci mën àgg bi président Macky Sall ñëwee taxawal plan Sénégal émergent ma ne président bi kat gis na ni ñu war def pour que Sénégal génn ci lii mu nekk. mais man lu ma jaaxal moo waral 92 ba léegi 92 ba léegi. ñu continuer di jeegaade lu ñu lekk. facture alimentaire Sénégal 800 milliards par an dañ koy def di importer lu ñuy lekk mooy ceeb ji mu denrée gi yëpp nga am réew bi nga xamante ne am nga suuf am nga lépp Israël amul loolu mun na ko defar lan mooy problème bi. non problème bi d'abord bi ci jëkk mooy xam nga boo jëlul koppar gu takku. waaw ak bu doy nga dugal. mooy volonté politique amul waaw déedéet am na. am na waaye am na mais dafa des. waaw bu ñu jëlee 1000 milliards def ko ci Covid war nañ ma jël 1000 milliards def ko ci agriculture. waaw loolu moom laa lay wax xam nga. mooy volonté politique amul. bu amul volonté politique ngay woote assemblée xam nga la conférence de la rencontre de Maputo des présidents de l'OUA. dafa taxawaloon ni léegi réew mu nekk ci Afrique war nga jël gën jaa néew 10% sa budget maanaam téeméer bu nekk ci sa budget. nga jël ca fukk gën jaa néew nga dugal ko ci mbay. defuñu ko. waaw mais tey jii boo xoolee réewu Afrique yi àgg foofu barewuñu. waaw kon nag fii nag ci Sénégal xëy na. man li ma bëgg xam mooy yokku na mais na mu waroon yokkoo ko maanaam ni ñu defaree PUDC la ñu war tey jii normalement ci man par exemple ci programme de souveraineté alimentaire ñun Club Sénégal émergent li ñu wax mooy il faut que tey jii. non seulement ñu dégager programme boo xam ni pour réaliser souveraineté alimentaire par le produire le transformer et le consommer sénégalais mais aussi ñu budgétiser ko chiffrer ko sous forme d'un programme nga xam ne at mu nekk mën nañu wax lii buñ ca bëggee àgg nangami milliards la ñuy def fii ak fukki at wala fukki at ak juróom wala durée PSE bi. waaw mais la mu nga xam ni loolu du nekk rek uniquement. bien sûr état bi def na lu am solo ci budget agriculture waaye nag nu ñuy def ba le défi de l'eau ñu régler ko. nu ñuy def ba le défi des semences ñu régler ko. nu ñuy def même ba le défi de l'engrais parce que pour affaire engrais bi doy na waar Sénégal ICS fii la nekk. Senchim. day non Senchim day exporter. day exporter engrais. phosphate de Matam a ngi fii à côté. waxu balaa ngay exporter sax phosphate boo xam ne sax génnagul suuf. am na. Senchim mi ngi fii dafay jaay. ay centaines de milliers de tonnes. aux Indiens. moo tax question bu bëgg a poser ban loxo moo téye nguur gi def programme yooyu pour Sénégal est-ce qu'il y a des intérêts étrangers yi nag ci réew mi moo tax bu ñu amuñu intérêt yooyu pour agriculture bi dox. maanaam gis nga. lu nekk ci ginnaaw. c'est que réew mi comme li ñu wax dafa am ay soxla yu bare. parce que li ngay wax nii. maanaam soxla li nga wax nii teg sànq ni bind nañ ko wax nañ ko Sénégal rapport yi yaa ngi fi. ñu ngi trouvé mais dara sottiwul. déedéet demewul noonu Alassane. xam nga boo amee junni soxla. waaw am koppar yu néew. yoo xam ne xëy na matalewu ko. boo amee junni soxla am priorité ci soxla ban mooy priorité bi. waaw waaye nag doo bàyyi ci des parce que nit war na faju
nit war na jaar ci tali. nit war na am réseau de télécommunication nit war na am ndox mu naan. et cetera xam nga yooyu mooy soxla réew mi. waaw bi soxla réew mi d'abord yooyu mooy maanaam mooy lekk d'abord ba suuf. gis nga at mu nekk ci budget Sénégal li ñuy am ci recette buy jógee ci l'impôt taxe ak douane ak yu mel noonu ëppul 3 milliards suñu budget daanaka léegi àgg na 5 000 milliards donc li ci diggante bi. du koppar yooyu wuti la. waaw mais koppar yooyu wuti. donc moo lay wan ni aussi problème mu koppar posé maanaam ressource bi war a am ci état bi pour mu mën a soutenir secteur yooyu et ressources yooyu aussi matalewul. mais koppar dañ koy liggéey ci réew. réew bi moo war a liggéey koppar yi. waaw mais gis nga niveau croissance yi réew mi am boobu ba léegi. waaw mais croissance bi gars yi gisuñu ko de. kay dëgg rek. non ñu ngi koy gis kay. ñu ngi koy gis xëy na kay yàq bëggloo ko gis rek. parce que liggéey mu amul c'est-à-dire boo yeewoon yow tey yeewoo nga ñëw liggéey si fii. da nga yeewoo ñëw sa kër. 7 heures du matin. boo demee tali doo gis nit. 7h30 embouteillage yu commencé donc ce qui veut dire kii war a liggéey 8 heures kenn du egg bureau 8 heures réew mi liggéeyul. non réew maa ngi liggéey. liggéeyul kii man de ay la yëwan am na waxtu yi may yeewu ak sama njaboot di dem di jàngi ak yu mel noonu mais réew mi à partir de 6 heures du matin embouteillage ñu ngi ci réew mi. famille ñoo koy liggéey. voilà yéen xëy na rek yow yaay leen di gën a teel a xëy. borom bureau yi ñu ngi ñëw baa la gërëm di sant. voilà si Diallo dina waxtaan ak yow ci réew mi ci ajuma ji di ñaan jàmm am ci réew mi. waaw ñaan kujji politique bi. amiin pouvoir opposition. ñu xam ne politiciens yi ci réew mi boo duñ sax 1%. ñu deful politique soo tegu suñu kër bari nañu. jàmm lañu bi si jàmm ji nag bu mu bëggee am nag dañu respecté yoon. ku nekk respecté boppam respecté yoon justice def liggéeyam nu ko war a defee te day njaakanaay nguur gi respecté opposition bi opposition respecté nguur gi ñu dem ci kanam Sénégal démocratie la xam mais démocratie apaisée la nañuy laaj waaye na tegu ci yoon gërëm naa la sant naa la Fatima Ba mu nekkoon Fatima Ndiaye mu nekk kan Ndiaye mu nekkoon ci technique bi micro Alassane Samba Diop jërë ngeen jëf. xam nag li xew fii ci Sénégal ak ci bitim réew bu leen ko wutee ndaje bi fii la ci Dakar Direct seen matinal ci iRadio rajo bi nga xamante ne moom la ñuy déglu fii ak feneen.